ay waay wér gi yaram ci waay wér wérle ca ngay tale bàyyeeku. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصل اللهم وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. yéen suma mbokku citoyen yu commune de Yeumbeul Nord maa ngi tudd El Hadji Sakho vice-président d'association des imams de la commune de Yeumbeul Nord. xanaa ñu dellu siwaat rek beneen yoon pour jàppale wante laayante biir ci mbas mi nga xam ne moo fi nekk. waxtaanoon nañu ak yéen ca yoon bale passé yëgoon nañ ne góorgóorlu ngeen bu baax jëlaat seen matukaay ci mbas mi waaye dafa mel ni jogaat jot na ndax bu ñu xoolee mbas mi li muy faat temps yi mosu ko faat ci jamono yi nga xam ne yi moom la passé surtout 2 mois yi nga xam ne yi ñoo nekk ci gannaaw. loolu moo tax nag képp kuy kilifa da nga war a jóg waxtaan ak sa njaboot moo xam imam nga wala chef de quartier nga wala bépp kilifa bu nekk ci dëkk bi rek war na jóg wax ci lii. mbas mi indiwu ko pour alag ñu mbas mi indiwu ko pour jeexal àddina mais daf ko fi indi pour mosal ñu tuuti mbugal pour ñu delluwaat bàyyi li nga xam ne lii moom lañ doon def. su ko defee nag comme ni ma koy waxee toujours xeex bi ñaari xeex la war doon. nañu xeex ak suñu bakkan ba lépp li nga xam ne moom la yàlla di tere ak lu mu neex neex ñu mun ko bàyyi waaye ñu dellu xeex ak suñu bakkan itam ba nga xam ne li yàlla di digle ak lu mu métti métti ñu mun ko def. bu boobaa nag day bokk ci xeex bi mooy ñu dégg ndigal comme ni ma koy waxee toujours ndax borom bi subhanahu wa taala daf ñu wax ne atiu allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum na ngeen topp yàlla topp yonent bi topp it ñi nga xam ne seen ay kilifa lañu. rawatina kilifa goo xam ne gi la mu lay woo sa jàmmu yaram dong moo fa nekk ba tax na kon ñooñu dañ leen war a topp borom bi subhanahu wa taala dellu wax ci alquran ne encore fasalu ahla dhikr in kuntum la taalamuun laaj leen borom xam-xam yi su fekkee ne xamu leen ci wàllu wér-gu-yaram def naa ne am médecin rek lañ ciy laaj kon bu boobaa boo demee ci médecin bi laaj ko li nga xam ne lii moom nga war a def alors bu la ko waxee yaakaar naa ne loolu bu boobaa def ko farata la war a doon te mooy dégg ngeen médecin yi toujours li ñuy wax mooy mesure barrières yi nañu ko respecté maanaa nañ di raxasu fu ñu munti dem bu ñu dellu see nañu raxas suñu loxo ndax mun na am indiwaale nañu benn doomu jàngoro bu loolu passé nañu di takk masque yi te masque nag comme ni ko docteur yi di waxee du doon ne rek da ngay gémmiñ gi rek lay doon wala bakkan bi kese lay doon waaye masque day muur bakkan muur gémmiñ su ko defee distance sociale bi itam ñu respecté ko. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Oumar Dia nekk sous-préfet arrondissement des Niayes donc njëkkoon naa ñëw waxtaan ak yéen ci feebaru mbas bi nga xam ne depuis daaw mi ngi ci suñu réew bi ñu takku woon ñun ñëpp di ci xeex. ba yàlla defoon ci ñu am ci ay ndam yu am solo ñu demoon ba mbas mi dem bay jeex ci réewu Sénégal yàlla def mu ñëwaat ñu ko tuddee une 2e vague waaw 2e vague bi nag bi mu ñëwee mel na ni moo ëpp ay jafe-jafe mel na ni itam moo gën a metti looloo taxoon ñu ñëwaat di waxtaan ak yéen pour di leen gën a soññ ci digal yi nga xam ne waa kër docteur ñoo koy digle te ñu toppoon ko boobu ba léegi ñu gisoon ci ay résultats muy maanaam faral di takk masque di def aussi mesure d'hygiène yi nga xam ne moom la ñuy wax raxas loxo yi di farataal aussi am di raxasoo gel di laal gel wala ni surtout mesure barrière yi nga xamante ni dajaloo yi ñu wàññi ko wala buñ ko defee ñu ku ci nekk def distance sociale donc loolu mooy jumtukaay yi nga xam ne amee woon nañ ko fi di ko def communauté bi yëpp jàpp ci di def sensibilisation maanaam képp ka nga xamante ne nii
am nga kàddu ci gox bi dem nañ ci yow pour nga continuer message bi di sensibiliser pour que ñu xam ne mbas mi pour ñu dem ba mu génn suñu réew il faut kenn ku ci nekk def ci loxoom moom mooy di jëfandikoo li nga xam ne mooy li kër docteur di dicté ba noppi di ko fexe ba sa kër ak sa njaboot fi nga dëkk kenn ku ci nekk ñuy veiller ba nga xamante ni mesures yi nga xam ne kër docteur dictal na ko ñu di ko def fii ci suñ gox bi nag résultat yi gis ngeen ko district bu Yeumbeul gis ngeen taxawaay bi nga xam ne bu am solo bu mu taxaw ci mbas mi ci xeexu mbas mi loolu nag su fekkee am nañ résultat yu mel nii yàlla ak ñi nga xam ne ñoo jiite wàllum paj mi kër docteur di médecin chef district docteur Dieye ak équipe bi mu àndal yépp ci district bi di faj ak chef de poste yi ñoo taxawaay bu mat sëkk di jël en charge cas yi di bokk ci sensibilisation bi taxaw vraiment pour que lépp lu war ci feebar bi ñu di ko def. salaamaaleykum mbokk Yeumbeul donc man la docteur Dieye médecin chef district sanitaire bu Yeumbeul en tout cas dañu ñëwoon rek pour waxtaan ak yéen fi ñu toll ci xeex mbas mi muy Covid 19 bi ñu ngi sant yàlla amoon nañ première vague boo xam ne ni jàll na bien que ñu ngi jàll ñi ci ñàkk seen i mbokk am nañ deuxième vague boo xam ne moo gënoon a metti ëpp ay cas sévères mi ngi sant yàlla mi ngi wàññeeku di jàll itam ñi nga xam ne jot nañ ci ñàkk seen bakkan di leen wax rek ne fi ñu ci toll nii mooy deuxième vague boobu mi ngi wàññeeku bu baax mais xeex corona bi jeexagul fi mu nekk nii li ñu war a gën a def mooy gën a respecter mesures barrières yi maanaam continuer di takk masque yi ak fu ñu mënti dem muy suñuy dem marché bu ñuy dugg ci transport en commun yi suñuy jàngi élèves yi suñuy dem jumaa suñuy dem église ak ci bépp bërëb boo xam ne nii dañ fay dajaloo suñu fexe ba respecter takk suñuy masque aussi gën a farataal raxas loxo yi aussi donc comme ni ñu ko waxee ñaan yàlla vraiment effort yi ñuy def mu couronné de succès mbas mi gën fi jógee. salaamaaleykum waa Yeumbeul Nord ak li ko wër muy district sanitaire bu Yeumbeul concerné communes yi di Yeumbeul Sud ak Yeumbeul Nord ñu ñëwaat waxtaan ak yéen ci li ñuy faral di wax njàmbat li nga xamante ne moo nekk ci dëkk bi te wolof di faral di wax ne ay moo waral njàmbat feebar bi nga xamante ne muy mbas mi ci réew mi muy Covid 19 duggoon fi daaw def fi ay musiba yu bëree bëri continuer di law ci suñu réew boobu ba tey waxoon nañ ak yéen daaw ci conditions yi fas nañ ñëwaat waxaat ak yéen ci conditions yi mu ngir lu jëm ci ñaax askan wi ak soññu leen ci seen taxawaay ci mbirum xeex mbas mi nga xamante ne mu ngi lëmb réew mi mbas mi di Covid 19 def ay musiba yu mag a mag ci réew yu mag yu ñu ëpp doole ëpp ñu koom ñëw ci suñu réew mi def fi ay musiba yoo xamante ne kenn xamul nu mu toll ñu nekkoon ci jamono joo xamante ne ci première vague bi waxoon nañu ak yéen ngir ñu respecter mesures barrières yi loolu lañ tey lañ leen gën a ñaax ndax ci diggante bi xawoon naa am wàccee loxo mooy li tubaab di wax relâchement ba mu yóbbu woon ñu ci tey deuxième vague boo xamante ne métti na bu ñu seetloo première vague bi def na ay njombe waaye deuxième vague bi moo gën a métti ñu ñaaxaat leen encore une fois delloo leen ci respect wu mesures barrières yi delloo leen ci respect wu distanciation sociale distanciation physique delloo leen ci takk ay masque delloo leen ci respecter li nga xamante ne mooy digley kër docteur yi ngir ñu mën a ànd xeex mbas mi boo ko seetloo dafay mel ni day toll jamono joo xamante ne ñi dañuy wàccee seen loxo ñi dañuy xaw a dummóoyu li nga xamante ne moo jëm ci jumtuwaay ak taxawaay bi nga xamante ne moom la nit ñi war a taxaw pour daw feebar bi tey nag ñu ñëwaat ci mbas mi ba tey nekk ci deuxième vague bi
boo seetloo bi deuxième vague bi duggee ci réew mi ak léegi tey jii réewum Sénégal toll na ci junniy nit ñu ñàkk seen bakkan ci mbas mi. ci occasion boobu ñu ngi jàlle ñëpp ñoo xamante ne ñàkk nañ seen mbokk ci mbas mi ñi nga xamante ne ñàkk nañ ku ñu xam wala ku ñu jege ñu ngi profité ci occasion bi ndax buñ mënoon dugg ci kër yëpp dugg fa jàlle leen ñu ngi leen koy jàlle seen ay mbokk di leen masawu seen ay coono yi nga xamante ne ñu ngi jànkonteeg moom waaye di leen fàttali ne fagaroo gën faju xoddeeku balaa ngay lakkale comme ni ñu ko waxee boo xoolee ne diggante mois de janvier ak tey bu fekkente ne Sénégal depuis bu mbas mi duggee ba tey lu mu néew junni nit ñàkk nañ seen bakkan diggante mois de janvier ak tey rek juróom benn téeméeri nit ñàkk nañ seen bakkan ci mbas mi loolu suñ ko doon xayma dafay mel ni xanaa weer bu nekk ñaar téeméeri nit ñàkk seen bakkan te loolu wax dëgg yàlla bakkan doomu aadama dafa nekk loo xamante ne dafa fort tey bu ñu demee ba yenn réew yu mag yi di tudd ay ñetteelu vague tey jii fi ñu toll réewum France boo fa demee gis nga ñaari région yoo xamante ne tey jii ñu ngi jëm ci confiné waat leen ndax lan ndax ñoom ña ngay séentu lu jëm ci loolu kon suñu jëlul ay matuwaay bu ñu demee ba mois de juillet day mel ni lay xewoon bu ñu taxawul day xewaat. mbokki Yeumbeul man la Bara Gaye maire de la commune de Yeumbeul Sud ma amaan mbégte tey ñëw di waxtaan ak yéen ci tolluwaayu mbas mi fii ci suñu district de Yeumbeul mu Yeumbeul Sud ak Yeumbeul Nord ku ne xam na ni suñu district bi kenn demul mu des ci wàllu mbas mi ndax bokkoon nañ ci ñi nga xamante ni njëkkoon nañu enregistré ay cas yoo xamante ni dañu leen testé woon positif depuis le mois de mars 2020 yàlla dogal aussi ñun ñëpp moo xam bàjjenu gox la moo xam relais communautaire la moo xam imam la moo xam délégué de quartier la moo xam conseiller municipal la moo xam maire la moo xam agent de santé la ku ci nekk def ci li nga xamante ni moom nga waroon na def yàlla dogal ñu génn ci première phase tey ñëw ci li ñu tuddee deuxième phase du coronavirus et ku ne xam na aussi sur le plan économique jafe-jafe yi nga xam ni moom la coronavirus bi indi fii ci Sénégal indi ko aussi ci département de Pikine indi ko ci suñu district bi mais mën nañ taxaw aussi ni nit ñi yaafu suñu ci ndax corporation yi nga xamante ni moom laa cité ñëpp et ñëpp doon liggéey sous la tutelle du médecin chef de district le docteur Dieye vraiment ñëpp taxaw nañ ci li nga xamante ni moom lañ ci waroon taxaw ba yàlla mooy ñu ndam lu rëy ci li nga xamante ni moo doon première phase deuxième phase bi nag bi mu ñëwee dafa ànd ak ay lot de désagrément yoo xamante ni lu xaw a doy waar la ndax taux de mortalité bi ñu gis ci deuxième phase bi moo gën a doy waar junni yoon ci li nga xamante ni moom la ñu jotoon na am ci première phase bi et yàlla dogal aussi doole yi wàññeeku sur tous les plans ci deuxième phase bi mais nag loolu moo tax ñuy gën a continuer di sensibiliser nit ñi ñu respecter les mesures barrières ay li nga xamante ni mooy la distanciation sociale aussi nit ñi mën ko gën a respecter di ko appliquer moo xam ci transport en commun yi la moo xam ci manifestation yi nga xam ni état bi était obligé pour des logiques économiques liées n'est-ce pas à la bonne marche du pays mu jéem a desserrer yenn étaux yi pour que nit ñi mën a dellu ci seen i activités économiques loolu nag bu ko état bi defee c'est pour des logiques mën a permettre nit ñi ñu mën a dund parce que aussi mënuñu nekk di quarantaine nit ñi ad vitam aeternam donc loolu moo tax aussi comme dañu ñëw bàyyi suñu bopp jox ñu suñuy responsabilité jàpp naa ne li ñu doon def benn démb war nañ ko gën a mën a yokk tey ngir que mbir mi mën fay jógee ndax àdduna wërngal këpp gis nañ ni économie mondiale bi dem na terre et li nga xamante ni aussi mooy action yi nit ñi doon def sur le plan économique ku ci nekk sentir nga ci sa bopp ni action yooyu wàññeeku na ba tax na n'est-ce pas panier de la ménagère bi nit ñi ñu ngi koy sentir et loolu ngir ñu mën ci génn jàpp nañu ni il faut que nit ñi ku ci nekk taxawaay bi nga xamante ni moom moo ci war donc moo tax acteurs yi nga xamante ni ñoo composé woon xeex bi yépp ñu leen di gën a ñaaxaat feddaliwaat li nga xamante ni mooy laxasaay bi te continue. mesures yi ñuy digle doo ci def dara li ñuy tere doo ko bàyyi fu la feebar daaneele nga ne ma ñaan yàlla nag bu boobaa wax dëgg yàlla dafa am lu mu la digaloon te defaloo ko bu boobaa boo ko ñaanee it gaw ma ne dina nangu moo tax da ngay def li nga war a def ba pare li nga xam ne mën nga ko bu paree nga doog a ñaan borom bi subhanahu wa taala ñu ngi leen di xiir ci ñàkku yi nga xam ne itam yàlla def na mu ñëw fi
dëgg la coow li bari na sax ci ñàkk yi waaye yaakaar naa ne amul benn responsable boo xam ne bii da nga dem rang toppatoo ay masque toppatoo ay ñàkk indi ko ci sa réew pour luy lor sa réew yaakaar naa ne loolu kenn xalaatul ne benn responsable dina ko def ba tax na même su fekkee ne am na ay tolof tolof yu ci am war nañ ko mën a supporter comme ni nga xamee ne suñu matériel yi ñuy jëfandikoo yëpp léeg-léeg mu am tolof tolof suñu oto bi nga xam ne moom la ñu yor di ko dawal léeg-léeg mu am accident suñu kër gi nga xam ne ci la ñu dëkk léeg-léeg ñu am fa accident def naa ne accident bu xew ci vaccin yi itam noonu rek la war a demee nga xam ne ki ko defar jubluwu ci loolu ki ko indil njabootam jubluwu ci loolu waaye tolof tolof boobu dafa nekk loo xam ne lii accidentellement lay doon ba tax na bugguma daal kenn di seedi nit ñi di leen ragalloo ñàkk bi parce que itam comme ni ma ko waxee léegi rek yaakaaruma ne am na benn borom kër boo xam ne am na yéene dépenser xaalisam pour indi loo xam ne lii day lor njabootam liñ ci jublu rek mooy dimbale njaboot te itam bu ñu seetee ñi ñàkku te dara jot leen bari nañu trop ñoo gën a bari ñi nga xam ne ñi ñàkku nañu dara jot leen loolu nag day am ci fu mu munti doon ba tax na ñàkk yi daal ñu góorgóorlu ci bu baax a baax def ci lépp li nga xam ne lii moom lañ ci war a def parce que képp koo xam ne kii yàlla da la ne demal nga laaj borom xam-xam bi nga laaj borom xam-xam bi mu wax la ne defal nangam nga def loola ba yàlla jël ci sa bakkan bu boobaa yow da ngaa shahid waaye nag ki nga xam ne dañ la ne demal nga laaj borom xam-xam nga laaj borom xam bi ne la defal nangam bàyyil nangam defuloo lam la sant bàyyiloo lam la tere bu boobaa boo ci déggee da ngaa xaru ba tax na daal li gën a daal xel mooy ndigal yi nga xam ne moom la ñu borom xam-xam yi digal nañu ko def ndax borom xam-xam yi wax ne ñàkk yi baax na ñoo gën a bari ñi nga xam ne ñoo ko wax it ñu ci bari ay borom xam-xam lañ waaye ñii ne ñàkk yi baaxul ñu ci bari duñu borom xam-xam wala boog buñ dee borom xam-xam yi bariwuñu ba tax ñu mun leen méngale ñële ba tax ne gëw mën a daal war nañu bàyyi ñàkk yi parce que am nañ ci benn tolof tolof wala ñaari tolof tolof loolu warul tax ñu bàyyi ñàkk yi nañu ñàkku te góorgóorlu ci bépp ndigal boo xam ne bi waa kër docteur digal nañu ko ñu def ko loolu daal def naa ne suñ ko defee yàlla mun nañu musal mbas mi jóge fi ndax mbas mi kat wax dëgg yàlla li muy faat fi mu nekk nii bari na bari goo xam ne gi lépp lu ñu yaakaar ne mun na ko saafara war nañ ci jublu ndax yàlla jàppale ñu ci lii daal ay ndénkaane la yoo xam ne ñi ngi ko def ci ndigalu suñu président association des imams de la commune de Yeumbeul Nord muy Alaaji Ibrahima Kane moom lañ fi teewal suñu waxee lu jub moom moo ñu santoon loolu su fekkee ne li ñu wax jubul it moom sant ñu loolu lu jub la ñu santoon waaye yal na yàlla jubal kàddu gi yal nañu yàlla mayit nopp dégg te buñ ko déggee yal na ko yàlla barkal wa ma dalika ala allahi bi aziz allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. donc résultat yooyu yëpp bi ñu koy def bàjjanu gox yi imaam yi relais yi ndaw ñi groupement yi nga xam ne nii yëpp organisé nañ ñu nekk ci marché yi ñu nekk ci transport bi donc ñëpp kenn ku ci nekk dafa am taxawaay boo war a taxaw ci biir ci mbas mi loolu nag dañ koy fàttaliwaat ndax boo seetloo bi ñu demee ba yàlla def vaccination bi ñuy wax suñu kilifa yi fexe ba indi ay vaccin ci réew Sénégal mu doon la nga xam ne beneen taxawaay bu bees la parce que bu ñu demee ba nga xamante ni nii mesure barrières yi ak mesure d'hygiène yi nga xam ne nii ñi ngi ko doon def ñu jël toftal ci vaccination muy point bu am importance ba nga xam ne xëy na ci message bi ci la ñuy gën a axé suñu intervention muy vaccination bi nag gis ngeen ñëw na vaccin yi li muy jafe-jafe ci àdduna bi yëpp Sénégal bokk na ci réewu Afrique yi nga xam ne njëkk nañoo fexe ba seeni population jot ci vaccin ñu dugal ko ci réew mi ñu def lancement yi ñu njëkk koo jagleel waa kër docteur yi nga xam ne ñooy faj ñoom lañ ko njëkk a jagleel boole ci itam ñi nga xam ne ñooy mag ñi nga xam ne am nañ plus de 60 ans ba noppi am ay feebar yeneen yi nga xam ne nii moom la ñuy tudde ay comorbidité ñooñu ñi ngi leen di jël di leen inscrire ci plateforme bi di continuer di leen vacciner boo gisee nag ñu def ay lancement kilifa gox yëpp dikk toog ñàkku ci seen kanam dañ leen di won ni leen vaccination bi dara nekku ci lépp lu ngeen ciy munti dégg ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ak yéen
toog nañ won leen ne bu doon gaañ xanaa kon ñun lay njëkk a gaañ kon nag seen xel war naa dal ci vaccination ñun ñàkku nañ maire bu ci nekk toog na ñàkku docteur bi nga xam ne moo amee paj mi ñàkku na personnel médical bi yëpp ñàkku na loolu nag moo leen di won ni ñàkk yi dara nekk ci lu dul njëriñ. li bees ci xeex bi nag mooy vaccin yi contre Covid yi ñu sant yàlla bi nga xam ne recherche scientifique bi trouvé na ay vaccin dans un délai très raisonnable boo xam ne dina tax xëy na suñ ko defee ñu arrivé à bout maanaam jëlee fi mbas mi ba faaw vaccin yooyu nag ministère de la santé def na effort ba ñu démarrer vaccination bi d'abord avec le personnel de santé ñoom ñi ci ëpp jot nañ seen ñaari dose yi nga xam ne nii mooy ñaari dose vaccin yi commencé nañ ak personnes âgées avec comorbidité bëri na si ñoo xam ne ñàkku ñoon si jamono yi may wax ak yéen yi plus de 1000 personnes âgées avec comorbidité jot nañ leen vacciner dans les communes de Yeumbeul Nord et de Yeumbeul Sud. commencé nañ aussi vaccination ci yeneen cibles prioritaires yi maanaam ñi nga xam ni amaguñ juróom-benn fukki at entre 19 et 59 ans ñi nga xam ne am nañ comorbidité donc loolu yëpp dañ ko boole day nekk une panoplie d'intervention yoo xam ne ni moom moo fi mën a jëlee mbas mi ñuy ñaax ñëpp muy mag ñi xam plus de 60 ans ñi am diggante 19 ba 59 ans te ñu yore yeneen feebar ak vraiment ñëpp ñu aussi gën a farlu ci vaccination yi jege les structures sanitaires les postes de santé 9 postes de santé yi nekk ci biir Yeumbeul yëpp 4 à Yeumbeul Sud 5 à Yeumbeul Nord ak centre de santé bi ñu ngi fiy vacciner contre le Covid-19 ñu leen di ñaan rek ngeen gën a jege ces structures là pour se faire vacciner parce que yaakaar nañ ni suñ ko boolee ak mesures barrières yi ak respect distanciation physique yi incha allah dinañ fi mën a jëlee mbas mi et retrouver une vie normale dans un délai très raisonnable en tout cas di leen sant encore di leen gërëm di leen encourager et di ñaan ñun ñëpp ñu gën a fagaru xam ne xeex bi jeexagul mais jekku nañ quand même te suñu defee effort incha allah dinañ gagner unis nous vaincrons jërëjëf. kon nag nit ñi nañu respecter distance yi nañu takk seen ay masque nañu saafonte sàmmonte ak digale kër docteur yi moytu feebar bi daw ko lu ñu gën a mën ci biir loolu nag fagaroo gën faju ñu ñëw indi ñàkk yi nga xamante ne mu ngi ci biir réew mi nguur gi nga xamante ne moo indi ñàkk yi wane na ne ñoom ñu ko indi ñoo war a njëkk a ñàkku commencé na ko ci président de la république commencé na ko ci ministre de la santé et de l'action sociale commencé na ko ci mbooleem membre gouvernement bi waaye commencé na ko ci mbooleem maire commune ñëpp ñi nga xamante ne dañoo nekk ci kanam ay askan dañoo taxaw ñàkkul seen bopp njëkk a ñàkku ngir wan nit ñi fi ñu war a jaar tey jii buñ ñëwee ci districtu Yeumbeul bi def nañ lancement bi ci biir hôpital bi gis nga sama naataangoo bu Yeumbeul Sud muy monsieur le maire Bara Gaye gis nga sous-préfet wu arrondissement bi gis nga médecin chef district bi gis nga relais communautaire yi gis nga bàjjanu gox yi gis nga ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon bés boobu ku ci nekk nga jël sa dose ñàkk pour wan askan wi ne ñun ñëpp nii lañ war a def bu loolu weesoo ñu war a ñaax ñi ci kër yi ñu ñàkku ngir aar seen bopp aar seenu njaboot li ko waral mooy tey médecin chef bi fexe na ba poste de santé yi nga xamante ne ñoo ñu wër en tout cas ci li jëm ci mbirum ci Yeumbeul Nord boo demee poste de santé ba nekk Daaru Salaam 6 boo demee poste de santé bi nekk Aïnou Mady Sotrac boo demee ci poste de santé bi nekk Bayal boo demee ci maternité Yeumbeul bi boo demee tamit ci poste de santé ci centre de santé bi wala nga dem ci poste de santé bu Daaru Rahman 2 maanaam juróomi structure sanitaire yooyu ak centre de santé bi foofa dem di nga mën a ñàkku dem bindu ñu ñàkk la nga aar sa bopp aar sa njaboot dinañu yebalit ay volontaire yoo xam dinañ dugg ci dëkk bi dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi soññu leen ñaax leen wan leen nan la ñuy bindoo ci plateforme ak nan la ñuy def ba mu ñàkk yi mën a yegg ci ñoom su ko defee ñu mën a aar seen bopp mën a aar seenu askan mën a aar seen njaboot feebar la ma waxoon ci vague bu njëkk bi feebar bu amul garab fagaru moo koy faj fagaru nag tey weesuwul ñun ñëpp ñu àndandoo jël ñàkk yi ñàkku ngir ñu mën a aar sunu askan aar sunu njaboot kàddu yi lañ leen yëkkati indiloon monsieur le maire de la commune de Yeumbeul Nord monsieur le maire Daouda Ndiaye maa ngi leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal ci teewlu bi jërë ngeen jëf. te lii nga xamante ni aussi ñu ngi koy sante suñu borom ndax àdduna yëpp a ngi daw di ko wuti muy vaccin bi te les professionnels de santé ñoom ñëpp jàpp nañ ni vaccin bi rek moom moo mën a éradiquer lii di feebar bi na ci ñëpp jublu te xam ni lu baax la
en tout cas man déglu moon kenn ku may les professionnels de santé bi ma dégloo le professeur Seydi mu ñëw mu ne vaccin bi mën na la aar surtout Sinopharma bi wala AstraZeneca yi nga xamante ni moom la Sénégal njëkk am mën na la aar à des taux de 79 voire 80% te leneen li ci des comme 21% bis boo fekkente ni vacciné wu nga ba pare su la maladie bi dalee aussi du la mën a faat donc ci laa jël samay responsabilité dem ci docteur Dieye mu defal ma li nga xamante ni mooy samay vaccin ñu ciy sant yàlla bu baax a baax et loolu aussi ñu ciy demandé askan bi yëpp ñu dem dans ce sens parce que état bi su génnee ay milliards jënd li nga xamante ni moom mooy vaccin bi jàpp naa ni ñun ñi ko moom muy suñu xaalis ñu askanu Sénégal ñoo war a def li nga xamante ni mooy suñu warugar te suñu warugar du lenn lu may dem jël vaccin bi vacciné wu ngir mën a aar suñu bopp aar suñuy famille aar suñu société ndax jàpp naa ni bala nga naan naam ne fa et donc loolu moo tax may demandé ñëpp ñu dugg ci plateforme bi inscrire bu seen tour jotee ñu ñëw ñu vacciner leen parce que jàpp naa ni vaccin bi rek comme ni ko les professionnels de santé waxee moom moo ñu gën a moo ñu mën a génnee ci li nga xamante ni moom mooy mbas mi nga xamante ni doy na waar. donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di lancer encore une fois un appel à tous les acteurs communautaires de base ñu ñëw jàpp ci ànd ak les décideurs ànd ak la sous-préfecture ànd ak le médecin chef de district ànd ak les 2 collectivités territoriales ngir ñu mën a génne mbas mi ci suñu district te ñàkk yi buñ ko farataalee yàlla mën na def continuer mesure barrières yi yàlla mën na def bala mu yàgg ñu am ndam lu leer ci wàllu Covid. donc appel bi daal moom mooy ngeen déglu seen ay njiit ngeen xool ci ñoom ngeen xam ne lépp lu ñu leen di indil pour seen wér-gu-yaram la pour fexe ba ñu mën a suqaliku parce que Covid bi mi ngi jàgg ci réew mi te dafa warul tax suñu koom-koom nërmeelu looloo tax état bi daal di jël ay mesures na mu defe woon ay couvre-feu ak ay interdiction ay rassemblement mu lever ko maanaam def na ay allègement ci lépp lu nga xam ne nii moom moo doon ay mesures yi nga xam ne nii doon na tax nit ñi bañ a génn wala ñuy bañ a kii waaw loolu nag bu mu tax ñu bàyyee ko parce que mbir mi problème mu conscience individuelle kenn ku ci nekk dafa war a xam ne mbas mi jógee gu fi yéen a ngi dégg chaque jour ñu ngi am ay cas mi ngi wàññeeku léeg-léeg mu wàññeeku léeg-léeg mu kii donc xeex bi dafay continuer xeex bi na continuer na kenn ku ci nekk continuer di respecter mesures barrières yi di raxasoog saabu di takk masque surtout takk masque bi booy génn sa kër di dem takkal sa masque sooy dikkee sa kër aussi raxasul defal noonu sa njaboot surveiller sa njaboot école yi aussi nañ continuer di observer mesures barrières yi di def raxasu ak di def ay gel maire yaa ngi leen di jox ay jumtukaay di leen jàppale état bi aussi am na lu mu jox école yi donc marché yi garage yi fépp fu nit ay daje daal maa ngi woo responsable yi nekk ci structure yëpp nañu takku taxaw xam ne xeex bi jeexagul vaccin yi dinañu dimbali wante taxul ñu bàyyi suñu loxo ci xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex ci biir Covid bi ci fii ci arrondissement des Niayes looloo taxoon ñu jug tey di indi suñu kàddu pour di leen ñaax ngeen continuer respecter mesures barrières yi continuer ñi nga xam ne nii aussi ñooy ñi ñu ciblé ci phase bi ñu war a ñàkk mooy ñi am 60 ans ak lu ko ëpp am ay comorbidité wala ñu amuñu ko ñu dem bindu ji ci plateforme yi nga xamante ne nii ministère de la santé ubbi na ko comme ça ñu jël seen tur répertorier leen bu seen waxtu jotee dañ leen def message ñu dem jël seen ñàkk daal di dem toog te ñàkk yi tag ñaari passage la boo jaaree benn yoon danañ la joxaat rendez-vous nga jël sa carte de vaccination nga téye ko bu baax booy dellusiwaat nga indi sa carte de vaccination boo ñëwee ñu ñàkkaat la sa deuxième vague sa deuxième passage bu ko defee ñàkk bi doog a jeex ñaari yoon la su jeexee itam bul ne ñàkku naa rek damay dootuma takk masque wala ñàkku naa dootuma continuer mesure barrière nañ continuer daal xeex bi bu ko kenn négliger nañ ko farataal comme ça vraiment ñu ñaan yàlla mu jële fi mbas mi ba ñu mën a delluwaat suñu sago ñëpp continuer waat seen liggéey ni mu jaadoo ni mu waree maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm